Mais dans le fond, on se dit, and what else? Après tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire, comme il dit? Absolument. Approcher moom du wees benn. Parce que ñoom bu ñu bëgg a dindi ko. li fi nekk kay. ala mbirab volonté. ma question principale je la ramène à la première de tout à l'heure ki nu amal affaire kan la. kan moo nu jiite kan moo téye décision yi suñu dëkk. li moo jël liñ si yëg ak liñ si yëgul. yaa ngi insisté ci point boobu rek. c'est capital. mooy point bu gën a important. parce que il a dit professeur quand tu prends wax na loi bi nga xam ne français yi voté nañ ko c'est interne. mais le mal il est profond. dans l'organisationnel c'est qui? C'est les pays francophones. Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger. ñooñu lan la ñu amee. dañoo amee suuf bi gën a baax ci àdduna. des terres arables. foo ji mu jëppi. loo ciy am. am ay ressources minières à n'en finir. pétrole gaz zircon lithium toutes les lépp loo xam ne yàlla sàkk na muy xéwal mu ngi fi ci suuf yooyu. uranium bi gën a baax ci àdduna bi mu ngi Niger. Europe lu mu taal ci ay làmp mën nañ ne Niger lay jógee. Niger bokk ci 10 pays yi gën a ndóol ci àdduna bi. paradoxal. les téléphones portables qu'on fait dans le monde bu teyee ñu ne la iPhone 13 Pro Max bu ne la 12 A24 Samsung tout ce qu'on fait matière bi mu ngi jóge fan Afrique centrale. Congo parmi les 10 pays les plus pauvres au monde fees dell ak jama. Centrafrique idem. mais lan moo tax parce que nit bu wérul mais ça du tal ressource. Absolument. nit bu wérul du tal lu koy tabaxal. non du tal dara xamul lu moo tal. xeex ak faatu. parce que wérul. alors aujourd'hui la stratégie c'est le même stratagème la même stratégie mooy def de sorte que du nu ko tal bu nu ko tal. slogan bi mooy africain bu nu tal. bu nu talee rek dañuy raw. parce que noonu ëppale mbir mi. te bu ñu mës a comprendre maanaam pour leeral bu ñu tal développement. bu nu ko nañu tal di feebar ak a faju. nanu fa ne rek. ñoom nañuy naan la preuve. nous avons consommé combien de bouteilles d'alcool au mois de juillet passé ci statistique la presse l'a dit. l'observateur wax nañu ko 30 millions de bouteilles d'alcool. Sénégal kafe naan. du Jean du Michel du Patrick. ay Omar ak ay Abdallah Hassan Omar Maysa Mbay Khadim dépp naa wax Maodo waaw Libaas na ma yàlla baal leen nu quoi c'est-à-dire noo tudd mu ne la Cheikh Omar naan la waay donc quand vous avez une nation comme ça on vous fait boire de l'alcool on veut faire de vous des homosexuels et des lesbiennes bu la si tegalee OGM faa jëm mooy da ngeen di faatu rek on vous élimine parce que demain il y a la guerre de l'eau qui arrive Europe amatuñu ndox ñun am nañu ndox l'eau bleue am nañu ko ba mu doy donc problème bi l'une des plus grandes nappes phréatiques au monde mu ngi ci suufu Niger suufas Niger fa la ne fees fa dell tëkkaloo ak bi nu am ñun ak li fi ne ci ay fleuve nasaraan a sew ni moo gisee moo bot a sore natt na ko xam na ko gis na ko nun nag ñoo am ay njiit yoo xam ni seen gis-gis sawaay jéggul fii et le mal profond qu'on a on a des autorités qui na en fait nekkunu ka dunu ka c'est-à-dire Cheikh Anta Diop quand il disait que Sénégal depuis 1960 mais malheureusement ñun ñoo am ay njiit yoo xam ni ñii Léopold Sédar Senghor lañu tudd nga am ku toll ni Cheikh Anta Diop àdduna bi yëpp xam ko non nga ne ko du jàngale ci biir université de Dakar de 1960 il a fallu Abdou Diouf fallu en 1981 pour rétablir loolu pour que Cheikh Anta jàngale foofu donc Senghor moom moo njëkk a iñaan boo ñëwee nag am président bu tudd Macky Sall ñaara am li nga laajte aussi c'est important amaana président xamul nu jàpp ni yëgul
ndeysaan xamul li xew. bu fekkee ni président xamul li xew. xamul li xew ci réew bu dee président xamul li xew ndeysaan. ñun ñëpp nañ jël suñu ay bagages. te utu fu ñu dem. su dee xam na li xew nañu génn ci mbedd mi. ay xeer. bu dee xam na li xew laa wax. ñun nañu génn ci mbedd mi. noo ko wax fii. Sénégal yëpp laa wax nan bu fekkee président Macky Sall xam na danger bi ci OGM ak li ci nekk. ñun ñëpp nañu génn ci mbedd mi suba. su fekkee xamu ko nag nañu gàddu suñu ay bagages te dem. wala boog nu ko remplacer gaaw. déet waay lu wér la. jërëjëf professeur. waaw lu solution yi parce que temps li ñu dese ci waxtu boobu. waaw Mass balaa may dugg solution. waaw nga parenthèse bu ndaw mu ngi wax léegi waxu góor jigéen. ma siy fàttali rek ne ba ci wàllu garab yi. yi ñuy jox. am na si garab yoo xam ne am na jeexit yu muy am si jigéen si jamono bi muy ëmb. loolu ñuy wax des maladies yoo xam ne d'origine fœtale. ay feebar yoo xam ne li ngay lekk ak li ngay jël ci garab. mën na am jeexital ci li nga ëmb. ba mën na am perturber sax. ay jikkoom ak ay melokaanam. paracétamol su ñooñu la bokk. maanaam jigéen buy jël paracétamol. ci première weeru ëmbam. maanaam instant bu muy toll si différenciation des sexes maanaam bébé bi nga xam ne nekkagul góor nekkagul jigéen mu ngi formé wu. paracétamol boobu mën na am ay jeexital yoo xam ne mën na féminiser davantage ki nga xam ne góor la. wala mu góoral trop ki nga xam ne góor la. maanaam am na mbiru góor jigéen maanaam ay yenn mbiru yoo xam ne mën na ko jëlee ci biiru yaayam déjà. moo tax kon yenn yi ko war nañu ko bàyyi xel. donc man Mass fi ma bëgg ñëw te sëñ daf ko wax léegi sëñ Lo. mooy mbay gi baykat yi ils seront esclaves bu dee OGM yi dugg na si ñoom ndax nee naa la sànq BASF Bayer ak Syngenta ñett ñi kese c'est 80% du marché mondial de l'OGM. Et toute la chaîne lañu contrôlé ñoom maanaam OGM bi pesticides yi engrais yi maanaam lépp yi nga xam ne mooy dem ak moom. Mass mu am lu doy waar yi nga xam ne pour suñu wér-gu-yaram dafa grave. mooy pesticides yi nga xam ne OGM yi ba ñu koy liggéey li ko taxoon ñu liggéey ko c'est pour le rendre beaucoup plus dëgëral ko par rapport à des insectes à ay mbir. wala boog def boole ko mu nekkaale insecticide en même temps. maanaam lii lu am solo li xam ne war ñu ko fàtte. absolument on veut rendre soit plus rigoureux plus tenace ba mu mën a échapper wala dugaale ko insecticide ci boobu. lii nag gis nga ay pesticides yoo xam ne lu mel ni paraquat kudd sax nit mën na ko naan mën na ko rey. bu ñu jëlee di gaver garab yi. OGM yi nga xam ne dafa amaale ay pesticides yu ñu ko boolewaaleel. pour mën a mucc ci lépp li nga xam ne mooy insecte ak nangam. Mass ñu ngi lekk li nga xam ne poison la à petite dose bi nga xam ne dina yàq suñu jëmm. may wax ne OGM yooyu mu ngi am jeexit déjà comme que pesticide la insecticide la en même temps ak herbicide la. suñu mala yi ñu am maanaam insectes yi ñu am. lopp 80% suñu insecte dañu dee ndax mbiru OGM yi te bu ñu dee dina perturber équilibre suñu écosystème ndax écosystème bi mbelentaan bu gën a ndaw wala weñ bu gën a tuuti ñoo koy gis di ko ñàkkal soo rek waaye am na njëriñ ndax am na kenn ki xam ne loolu lay dundee mais est-ce que balaa ñoo ñu dee ñun du ñu développer ay jàngoro yoo xamante ne aussi da fekk aussi askan nu ci ñu bëri bu ñu feebar aussi nañ lompoñ koo xamante ne du ñu amal njariñ seen société loolu mënta ñàkk xam nga adduna bi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor sa grand capital la encore une fois chaque fois ma wax ko te du ma tayal di ko wax le grand capital ñi ko yor ñooy diriger instant yi adduna bi ñoo diriger Macky Sall mi ci woom seen xale la seen surga la ñoom ñoo koy digal muy def ñooy ay kilifaam sa grand capital ñi ko yor dafa am gëm-gëm bi ñu am seen gëm-gëm mooy jur gi warul bëri ci àdduna bi ñu jëm ndax ñoom nee nañu aujourd'hui ñun 7 milliards lañu bu ñu seetaanee fii ba 2050 9 milliards la ñuy nekk bu ñu seetaanee mbir bi kon ne ba 2100 mën nañ dem ba nekk 15 milliards te ñoom jàpp ne àdduna mënul dundal ñoom ñëpp donc ñoom lekk yi mooy programme Bill Gates rek mooy réduire la population africaine donc vaccin yi garab yi ak lekk yi jàpp ne war nañ si mën a jaar pour wàññi juru doomu aadama yi lekk gi OGM yi nee la ñi koy études yu wér yëpp waaye nañ ni am na ay jeexit yu muy am si jur ak njur gi te nag li gën a grave te fa laay parante loolu laay daanelee Mass mooy mbiru gène scientifique yu gën a kawee ci àdduna bi xam nañ ne xamaguñu lépp si gène ndax ba ci biir ADN am na si lu bëri lu ñuy woowee ñoom ADN non codant maanaam ADN bi nga xam ne ñoom xamuñu njëriñam ci biir cellule bi xamaguñ ko maanaam comme que nag ñu ngi am jumtukaay suy biir yaram yoo xam ne doomu aadama maîtriser gul lépp aujourd'hui ku def expérience OGM jox ko nit mu lekk ko 3 mois 6 mois mu ne baax na dara nekku ci kooku juum na ndax mun na am d'ici 10 ans dina am jeexit ci doomu aadama wala d'ici 30 ans lay am jeexit maanaam xamaguñu réellement mbiru gène ak lépp nekk ci biir gène lii ma war tax ñu am prudence bu fekkoon ñoo nekk ci comptabilité dañuy wax ne dafa am principe bu ñu woowee le principe de prudence maanaam charge instant bi mu nekkee lu ba mu certain rek dañ ko war a bind
ba mu probable dañ ko war a bind. waaye produit tant que certain war ñu ko enregistré. maanaam problème. dañ ko war a jël en charge. bénéfice nag moom bu ñu neexee différé ko. aujourd'hui jeune ñëpp ñoo sérieux la te bëgg seen dëkk. wala ñu tey bañ a obligé seen dëkk ñu dugg si uteeg suñu traître yi ñu yor ñi nga xam ne. bu max dañ Sénégal ci biir agenda nga xam ne man li ma gëm du question de abrogation la ndax abrogation géré ko. Macky Sall jël na avance a pare ci kilifa yi nga xam ne ñoo ko forcé depuis 2013 di ko topp di ko xoj di ko tuur xaalis pour mu nangu ko. aujourd'hui problème Sénégal aujourd'hui lépp li fi nekk ci problème man jàpp naa ni kenn kese may problème Sénégal muy tudd Macky Sall te jàpp naa ni saafara problème boobu du ay loi du ay voté mais il faut déboulonner il faut démettre Macky Sall pour régler problème Sénégal yi.